jaa ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg bi la ca gën a fës kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ci lañ fas yéene nag koor du samay kàddu mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo yëngu ci wàllu astronomie fii ci Sénégal moom moo ko xamle jaarale ko ci ab communiqué nee na nag li waral loolu mooy nag séntu bu njëkk bi nga xamante ne nii kon jàpp nañu ko talaata fukki fan ak juróom séntu boobee nag bu ñu ca yeggee kon weer wi day nekk loo xamante ne nii bët du ko mën a gis moo waral kon ñu jàpp ni nga daal fukki fan ak juróom-ñaar lay doon ci weeru mai yemook alxames au conseil des collectivités territoriales fas na yéene nag seetlu liggéey bi nga xamante ne nag def na ko gannaaw ba acte 3 de la décentralisation daal di doore waaye tamit gannaaw ba nga xamante ne rek kon kër gi ma ngay yëngu ki jiite nag kër googee di Ousmane Tanor Dieng mi ngi waxit ni danañ amal ab forum boo xamante ne dana jëm ci wàllu territoire ndax la ñu bëgg rek mooy sëgg ci jafe-jafe ñi nemmeeku ak acte 3 de la décentralisation ca diwaanu Ndar Géej fa ñu naan fort bu Richard Toll ñu gën ko xam nag ci folie du baron Roger bâtiment boobee nag màggat na yàgg na am na ñaari téeméeri at ci tey mu nekk nag loo xamante ne cosaan la ca dëkk ba ndax France ko fa defoon tey ji nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay kilifa diine foofee ñi yëngu ci wàllu aada sax kilifa aada yi laay wax ak ñi nga xamante ne ay communicateur traditionnel la ñoom ñooy taxaw rek ngir nag ñu defaraat bâtiment boobee nga xamante ne ni miir ya ña ngay tàmbalee daanu ñu wax ci exposition bi nga xamante ne nag xàngal lañu ko duppee bu ñu ko déggee nag mooy kàllaama ci Corée tax na nag ba ay exposant bàyyi ko nag ca réewum Corée Égypte ak Sénégal fas yéene rek weccoo ci xalaat lañ ci jublu nag mooy xiirtal Sénégalais yi nag ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne nii moom mooy kàllaama yi ñu nàmp ndax naam sax colonisation bi am na lu mu def ci suñu kàllaama waaye nag loolee yu ñu war a sàmm la ndax mooy mën a taxit ñu ñoŋal suñu cosaan mbokk yi ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéenikaay yi bu ngeen taaxee tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dal leen jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ni ma ko waxee woon kon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai yemook alxames la ñu fas yéene rek koor mbootaay gi nga xamante ne nag moom moo yëngu ci wàllu astronomie fii ci Sénégal moom moo ko xamle ndax jàpp nañ ni nag séntu bu njëkk ba daal weer wa nit du ko mën a bët sax laay wax du neex ngir bët gis ko Maram Kayra moom moo jiite mbootaay boobu mi ngi ci bu mu jokkoo bi maa ngi lay nuyu Maram Kayra. ñoo ngi leen di fay. ma ngook ni ma ko waxee kon jàpp nañu koor daal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai yem ak alxames ngeen wax nag ne am na lu ko sabab ndax mën nga dellusiwaat ci tënk ci loolu. waaw ñun li ñu wax mooy bu nit ñi bëggee gis weer bi te wax dëgg yàlla mu leer ba ñu am werante day nekk mercredi le 16 lañ koy mën a gis bu boobaa su jant bi soowee. weer bi dina nekk ci asamaan si ba 20h42 nag ci jant buy sow 19h30 dina bàyyi wax dëgg yàlla fépp fu asamaan si set bu neexee yàlla suñu borom dinañu bàyyil loo xam ne diir bu doy pour nit ñi mën ko gis di fàttali itam ne que weer bi li ñuy wax buy juddu day nekk mardi 15 boobu nag dafay yéex a juddu 11h48 lay juddu. bu jant bi di soow weer bi daf koy jege boo xamante ne fukki simili rek moo leen di taxali maanaam 10 minutes bu jant bi duggee rek boo ci tegee fukki simili rek fekk na weer bi topp ci ginnaawam ba dugg leeraayu jant bi nag ñëpp xam nañ ne bu jant bi soowee di nga ci teg lu mat ñaar fukki simili ak juróom pour que asamaan si commencé lëndëm donc looloo tax ñu jàpp ne mardi day nekk bés boo xam ne mardi 15 bés boo xam ne weer bi mënuñu ko gis donc ñun dañ ko dàq jàpp ne mercredi 16 la ko nit ñi di doog a mën a gis. su demee noonu incha allahu rabbi kilifa diine yi mën a jël décision bu ko ñëpp gisee mën a jël décision ñu woor ñëpp bokkandoo woor alxames 17 mai moom la ñu jàpp ñun. Maram Kayre balaa ñuy tàggatoo bëgg naa rek nga tontu ma ci benn mbir ndax dinaay faral di dégg astronomie di koy ñaxtu ci Sénégal ndax yéen a ngi liggéey bu am solo lu ci mel ni gis ngeen nañ ko ci weeru koor ngeen def lépp rek pour que vraiment nit ñi bañ a am daal benn xel ñaar ci weer week yooyu waaye léeg-léeg dinañ faral di wax nag ñàkkum jumtukaay yoo xamante ne nii jëm na ci seenub liggéey mu mel ni aussi bëgg ngeen ko leen ci taxaw bu baax a baax. waaw li nga wax sax ci loolu lay njëkkee dafa nekk lu am solo mooy fexe ba nit ñi xëj na yenn erreur yi ñu daan def ñu jóge fi xam nga jar nañu fàttali ko
Sénégal daan nañ bëri lu ñuy wax naan ñu nag Màkka mënuñu bokkandoo woor rek yu mel noonu yàlla wan nañu ne 2016 bii ñu génn ñu nag Màkka ñoo bokkandoo korité bokk ak ñoom tabaski donc astronomie waxoon na ne que loolu yu mën a nekk la yàlla def na vraiment ba nit ñi bokkandoo xëj na gis yenn erreur yi daal ñu ngi koy mën a maytu te ci erreur yooyu sax di wax tamit ñi ñuy seetaan ne que yenn saa yi di nga dégg ñu naan seet nañ ko fii gisuñu ko waaye dégg nañ ko yeneen gox ay yeneen réew di fàttali nit ñi ne que mardi 15 bi weer bi dëkk yi nekk Asie yi nekk Arabie ak yi nekk ay Australie ak Europe yëpp weer bi mooy jiitu jant bi mooy njëkk a soo jant bi donc mardi 15 moom vraiment dafa nekk bés boo xam ne ñëpp d'accord nañ ne képp ku jàpp ne que da ngay woor le 16 rek xëy na da nga ko natt calculer ko yu mel noonu waaye du doon loo gis donc erreur yooyu la astronomie di dindi. association bi nag wax nga dëgg effectivement wax dëgg yàlla suñuy moyen bopp la ñuy doxee bu ñu sañoon tey fi mu nekk nii astronomie xëy na gën a am doole ci réew mi gën a am ndax xam-xam la boo xam ne wax dëgg yàlla buñ ci sukkandikoo erreur yooyu yëpp dina fi mën a jógee donc bu ñu sañoon xëy na mu gën a am doole gën a taxaw daal ci réewum Sénégal. mucc ayib. ak technologie yi parce que tey fi mu nekk nii li ñuy woowee ay télescope nit ñi di ko utiliser pour maintenant di xool asamaan seeg yooyu bitim réew léegi cheratu fa cher boobu donc xëy na bu ñu góorgóorlu woon tuuti rek war nañ mën a fexe ba man ci sama gis-gis bu ma sañoon jumaa ju nekk sax war na mën a am tey télescope bu boppam nga xam ne ñoom ñooy mën a toog du bañ a nekk rek ci sax ay période bu ñuy séentu weer mais guddi gu ñu mënee nekk rek nit ñi dajaloo jàng asamaan si xam ni muy doxee dina tax ba vraiment yenn yoo xam ne dootul nekk daal lu jaaxal nit ñi te ñun ci loolu la ñuy yëngu fexe ba nit ñi xam ne que vraiment science la boo xam ne buñ ci sukkandikoo erreur yu bëri mën nañ ko teggi fii ci wàll boobu bu ñu kilifa diine yi jàppalee ci loolu autorités yi politique bi aussi jàpp ci état bi jàpp ci te di fàttali sax ne que am na jéego bu mag boo xam ne ministère enseignement supérieur de la recherche ñu ngi koy def ñu ngi taxawal fii ci Diamniadio premier observatoire astronomie fii ci Sénégal bu observatoire bu mag lay doon yaakaar nañ ne tamit dina nekk jéego bu mag ci wàllu fësal astronomie fii ci Sénégal. lim gi également doy na limu astronomie ci Sénégal doy na foofu laay jeexalee sax d'ailleurs. waaw lim bi doyagul te du doy sax wax dëgg yàlla li ñu bëgg daal vraiment mooy bu ñu sañoon mu gën a am doole ci biir njàng mu ndaw mi maanaam préscolaire beeg scolaire beeg yëpp ñu gën ko ci taxawal ba nga xam ne xale yi dinañ teel a bëgg am envie nekk ay scientifique gëstu ci wàllu astronomie li ñi ciy yëngu tamit vraiment bëriwul ci wàllu université ak yooyu yëpp bëgg nañ dem ba mu nekk loo xam ne dañ koy jàngale fii ci suñu université yi su boobaa xëj na ñiy yëngu ci wàllu astronomie dina bëri fi mu nekk nii ñun association bi am na presque 200 membres yu nekk ci biir mais ku ci nekk ñoom dañuy yor seen ay liggéey donc day jafe yenn saa yi sax ñu am jot pour bokk ci yenn événement yi mais daal ñaan nañ yàlla daal xëj na ci at yi ñu jublu mu gën a am doole gën a taxaw fii ci réewu Sénégal ndax ni ma ko waxee rek dinañu permettre ñu gën a xam déjà ci àdduna bi ñu nekk mais aussi erreur yu bari ñu mën ko maytu ñu lay jaajëfal bu baax Maram Kairé may fàttali nag ne yow yaa jiite kon mbootaay gi yëngu ci wàllu astronomie fii ci Sénégal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di fàttali rek kon lu soxal kon koor gi nee ñu gi jàpp nañu ko daal alxames fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai xibaar yi ñu wéyal ko wax nag ci nguurug Sénégal mi taxaw nag ngir gën a dooleel mbay mi ndax campagne bi ñu am ren bi ñu am daaw moom nag la ñu bëgg a am ren muy campagne bu baax a baax ñu ne sax koppar yi nga xamante ne daal moom lañ ci dugaloon moom lañ ci fas yéene dugalaat luy tolloog ñeent fukki milliards ci suñuy koppar ñu ne nag bor bi nga xamante ne nii kon Sonacos nguur gi ameel na ko daanaka bis bu set nguur la muy génnee ci koppar bari na ngir fay borub Sonacos Seydou Gueye moom mooy wax ci turu nguur gi ñu teewlu ko. campagne boobu gannaaw li ñu wax lépp la taxoon nag mu yemb mooy lañ jëloon ci alal tollu woon na ci ñeent fukki milliards ñu def ko ci mu may ñu mën a faj soxla yi ci wàllu subvention ci wàllu intrant ci wàllu yi ma lim lépp ñu ne nag comme noonu la demee looloo nu may ba fii ñu toll nii bu ñu ko jàppee ci le 2 du mois de mai bii ñu toll li ñu collecté ci gerte gi jéggi na 600 000 tonnes te genn wàll gi ministre de l'agriculture bi mu defee introduction mag exposé nee na la ko gënaloon mooy fi ñu tegoon sunu tànk daaw ñu tegaat ko fa premier ministre
nangul ko ba ren jagleel nañu mbay mi ci campagne ak programme bi mu teg jagleel nañ ko ñeent fukki milliards en attendant ñuy gis naka la ñu koy toppatoowee ak lañ ci war a indi ak bor yi fi nekk ñu mën koo fay ci ni ma ko waxee bés bu ne ñu joxe milliards ba fukki milliards ak juróom-benn yi nga xam ne moom lañ ñu jot a xayma dina ci des am na bor boo xam nag ministère de l'économie et des finances xayma na ko xam na nu mu toll jël na disposition yi pour ñu fay ko ndax béykat yi mën a dugg ak acteurs yëpp ci campagne bi ci anam yi gën a rafet. ñu des ci wàllu mbay mi nag yegg ba fële ca Casamance ak soxna yi nga xamante ne nii ñoom ñooy yëngu ca mbay ma foofe ña ngay waajal nag dem ca tool ya nañu koy defee nag at mu ne nguurug Sénégal nag taxawu na leen ndax jagleel na leen ay jumtukaay yu am solo ci wàllub mbay foofe lépp rek jëm ci wàllub yokkute Boubacar Diassi. naaw ay semaines yu néew ñoo dox suñu diggante ak nawet projet bu nguur gi taxawal ci diwaan bu Casamance ñu koy woo PPDC jagleel na ay matériel ñuy yëngu ci mbay mi ci diwaan bu Ziguinchor. dañu doon mettre à disposition producteurs yi organisation producteurs yi matérielu mbojum ceeb ak décortiquage parce que dañu seetlu ni ci premier lot yi ñu joxe woon dañu essayé woon ay tracteurs ay motoculteurs ay batteuses ak ay décortiqueuses amoon na succès boo nga xamante ni nit ñi liñ ci doon laaj dafa gën a bari. mu doon ay matériel yu am solo ci ñi ci jot a am. waaw muy matériel boo xam ni effectivement am na solo donc ginnaaw amal na leen njëriñ ñun ak ñoom ñëpp dañoo toog xalaat ci nan la ñuy def ba nga xamante ni en tout cas. dana gën a génne koom ngir aussi ñoom ci loolu parce que soo xoolee équipement agricole daanaka Casamance dafay xaw a néew donc ba tax suñu bëggee Casamance participer dëgg ci autosuffisance bi donc dina baax aussi ñu gën a xool effort yi ñu ci mën a def ak nan nañ koy defee aussi de façon beaucoup plus rationnelle. gannaaw jagleel ay matériel PPDC taamu na it tàggat bénéficiaires yi ci yorin bi. toppatoo gi waaye ci anam yu ñuy wutee financement ci banque yu nekk ci diiwaan ba. ni ma koy waxoon sànq ci ponk xibaar yi muy Haut Conseil des collectivités territoriales moom nag fas na yéene rek def taxaw seetlu ci acte 3 de la décentralisation pàcc bu njëkk bi kër googe nag ne moom la mu ca jublu rek mooy taxaw ci jafe-jafe yi ndax bu weesoo lool sax am na forum boo xamante ni kon ñi ngi koy waajal jagleel ko territoire yi lañ ci jublu rek mooy wut saafara ci jafe-jafe jëm ci acte 3 de la décentralisation mu bari lool ñu koy ñaxtu Ibrahima Kane acte 3 de la décentralisation bokk na nag ci li gën a soxal au conseil des collectivités territoriales gannaaw biñ ko taxawalee ba léegi nag réforme googu bëri na ay difficultés yoo xamante ne ñu ngi koy am ci communes yi loolee tax nag ba HCCT taxaw temm ne dina ko saytu càmbaraat ko bu baax a baax. bañ ko defee ak léegi déwén lay am juróomi at ñi nga xam ne ñoo fi nekk seen mandat dafay jeex ñu jàpp ne kon nag jot na pour ñu xool. loolu nga xam ne sosoon nañ ko waxtu woowu doxal ko ba mu nar a mat léegi lu mat juróomi at naka la doxe lan moo ci soox lan lañ ci war a defaraat lan moo ci baax lan lañ ci war a dindi je crois que loolu waxtaan ne ko am na solo waxtaan woowu nag ñu oo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Haut Conseil nga xam ne ay maire lañ ñoom dañ koy dund wooti yi ci tam ñi nga xam ne ñoom dañ koy jàngale ci université yi loolu mooy seen xam-xam ak consultant yi woo ci léegi-léeg ministres yi nga xam ne ñoo yor banqaas yu bari ci liggéeyu Sénégal ñu wax ñu dégg ñu laaj leen ñu tontu. ba tey ci doxalinam ngir nag joxe ay orientation yoo xam ne dina soppi jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci acte 3 bi HCCT ne nag dina taxawal benn forum national bu territoire yi. ci weeru juin lañ bëgg wala juillet wala nawet bi di taxaw ñu def lu ñuy ooyee forum des territoires. liñ ci jublu mooy que xam nga ku nee ngi joxe xalaatam waaye nag dañoo bëgg ñi nga xam ne ñoo yor mbir mi joxe seen xalaat maire bi kay moom mën a wax lan mooy méttitam lan mooy jafe-jafeem lan mooy bëgg-bëggam mu kooku su ko waxee moom ba pare ne lii mooy suma jafe-jafe lii laa yaakaar ne su ma ko defalee dina baax xam nga kooku soo ko dégloo dina am solo loolu aussi ñi koy déglu ñoom duñ doon forcément ay maire wala mun a doon ay universitaire ak consultant suñ dégloo li nga xam ne moom la waa ji wax ñu ne kii kat mun nañ seet nañ koy defarale ba nga xam ne li mu xalaat dinañ ko mun a doxal ci yoon. ñuy fàttali na ñaari activités yooyu nag ñu ngi bokk ci travaux première session plénière bu atum 2018 bu HCCT buñ ca noppee nag dina am benn rapport boo xamante ne dinañ ko xaatim jébbal ko njiitu réew mi.
gannaaw ndaje moom yi Ibrahima Kane njiital HCCT di Ousmane Tanor Dieng daal di nañ nag àddu ci leneen lu ci mel ni woote gi nga xamante ni njiitu réew mi Macky Sall woon na ko kujjeg politique gi ngir ñu waxtaan loole nag Ousmane Tanor Dieng ma ngay sàkku ci kujje gi mboolem kujje gi waa société civile ñu wuy ji ci waxtaan woowee sekk table nag waxtaan luy jëmale réew mi kanam ñu teewlu ko ba tey ci micro Ibrahima Kane. woote boobu man jàpp naa ne ñëpp ci war a ñëw parce que ñëpp ko bokk. loo xam ne ñëpp ko bokk dañ ko war a waxtaane te fi ñu toll nii pétrole bi quand même exploité guñ ko ñu koy exploité 2020 la ñu wax xaw ma 21 ñu nekk 2018 ñu ne la ñu waxtaan pour seet su ñëwee li ci génn naka lañ ko mun a séddale wala naka lañ ko mun a doxale ni mu gën a rafete xam nga loolu kay jarul xuloo jarul xeex yow mun nga ñëw wax ne man nii laa ko xalaate keneen ñëw ne nii laa ko xalaate keneen ñëw ne nii laa ko xalaate kooku yaakaar naa ne ñëpp ñoo war a ñëw waxtaan ci waaye di wax ne que léegi ba mu ko waree def yàgg na kon nag léegi du ma dem kooku gënul ci li ma jàpp waaw fu ne moo ñëw wax ci xalaatam yow soo jàppee ne dafa gum nañ ci lu jubul nga wax ne defar nañ ci jubut lii la kii moo ko def fii la ko defee nii la ko defee waaye sooy wax noonu rek ci en l'air kooku yaakaar naa du ñu avancé loo. Tobène ca commune bu Meewaan la ne ma nga cay jafe-jafe dëkk boobee nag am ay jafe-jafe ci wàllug courant amuñu ndox mu sell mënuñu caa jote waaye tamit li nga xamante ni moom mooy case de santé tamit ñu ne ay jafe-jafe la ca gën a metti nag mooy sax dëkk ba dafa làkku moo waral nag askan wa ñëpp daal di génn rek joxente daje ci mbedd mi ngir ñaxtu Cheikh Anta Diop Sey la tiira dëkk bii de dugg fi jafe na lool suuf si daa bari daanaka oto yeeg sareet yi fiy jaar sax dañuy ngiroo di ab dëkk boo xamante ni mi ngi ci commune bu Meewaan dëkk bii de amuñu courant amuñu ndox amuñu jumtukaay rawatina bërëb boo xamante ni sax dañ fay fajoo. case de santé mi fi nekk ba léegi fukki at ak ñett ci ren mais dëkkuwaayu kaña la dara amu fa amuñu personnel amuñu ku fa faj amuñu dara boo bëggee visite da ngay dox 7 kilomètres à Meewaan 7 kilomètres à Pire 9 à Tivaouane doog a visite sooy wasin da ngay préféré sax ñu teg la ci saret ndax saret bi moo gën a wóor oto bi ndax yoon wi oto bi su génnee fii ci ak wasinee àll ñeel na suñu xale yëpp asma nañ ndax ci ngelaw li la ñuy juddoo virus yi leen di dugg moo leen di asma loo poussière u ICS nekk fii ñun bëgg nañ courant suñu xale yi mënuñoo réviser seen ay leçon guddi amuñu courant amuñu dara ñun boo xool sax ñun danga naa ñun bokkuñu Sénégal ñun jigéen ñi bëgg nañ liggéey amuñu lu ñu liggéey parce que dëkk bu amul yoon amul courant liggéey mënu faa yomb xam ngeen kii yayoo na courant central baa ngi nii Tobène la tudd jël suñ tur tey baa ngi nii ci suñu wet chef de village bi nee na daanaka dëkk bi dafa roofaloo ak mine bi nekk fii ci ICS waaye de li ñuy jànkonteel metti na lool. léegi ñun suñu digganteeg ICS boo xool digganteeg mine bi mutu juróomi téeméeri mètre seen nga mango ji nga xam ne moom lay bay am na tooli mango xam ne ngi ci récolté par année 3 millions usine bi taxaw ñun suñu doom liggéeyu ci am ñu wenn askan wu ci liggéey ñu ngi yàqal guddi ak bëccëg état bi toog ñu seetaan loolu lu ma naqari. askan wi dëkk ci Tobène doon amal doxab ñaxtu ñii di ay takk dari gendarmerie jóge ca Mboro àndoon ak ñoom doon leen wattu. ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo féetee ci agence régionale bu Fatick di njiit ya ñoom ñooy sàkku rek ci kilifa yi daal ñu bàyyi xel bu baax yi ñu duppee énergie renouvelable ndax jàpp nañ ni yu am solo la ndax bu ñu xoolee coppiteeg jaww ji loole nag buñ ca sukkandikoo mën naa xeex loolu bu baax a baax waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy gox-goxaan yi nee nañ daal bu ñu sañoon ñoom nguurug Sénégal gunge leen ci xeex boobu kàddu yi nag ñu ngi ko yëkkati ci ab forum bu ñu amuloon foofee ca diwaanu Fatick Abdourahmane Diallo. coppite yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci alam bi doon na mbir mi nga xam ne lu soxal kilifa yi la li ni mel sax a tax ñu jàpp ni dañu war a mën a xool lan moo waral li ni mel wala boog ban taxawaay la ñu war a mën a am ba li ni mel wàññeeku énergie bi nga xam ne nag ci jaww ji lañ ko yaakaaree doon na mbir mi nga xam ni mën na bokk ci xeex bi. mën nañ jàpp ne te taw yi dañoo changé tàngoor bi dafa gën a bëri wala seddaay bi gën a bëri te loolu yëpp changement climatique moo ko indi changement climatique. li ñu tuddee gaz à effet de serre maanaam moo xam usine la moo xam oto boo taal la gaz yooyu ci génne moo scientifique def nañ jàpp nañ ne looloo ko waral ba tey ñuy dund changement climatique. kon nag pour ñu indi ci saafara dafay am solo ñu bàyyi xeetu énergie yoo nga xam ne day indi tooke ci asamaan si dem ci solaire bi nga xamante ne surtout fii ci Afrique am na naaj bu doy
te boo defee xëy na lu ñuy tuddee plaque solaire lu la courant bi nga xam ne moo jógee ci wàllu pétrole lu mu mën a joxe rek ba mën na kaa joxe. forum régional bu njëkk bi nga xam ne dafa jëm ci wàllum énergie solaire ay collectivités locales yu Fatick ak Diourbel teewoon nañ ci ñoom sax li ñu jàpp rek mooy kilifa yi dañ leen war a mën a dimbale loolu rek ngir seeni askan mën a am courant ndax fi ñu toll nii courant doon na li nga xam ne ñëpp ko yitewoo. collectivité locale bu nekk mu ngi def ay jéego di def ay pexe foo xamante ne nit ñee nekk ci sa gox dinañu mën a am électricité bu doy produit yi ñu fi jot a gis ak entrepreneur yi nga xamante ne ñëw nañu tey basé wu di exposé ñun andi nañu ay produits yoo xamante ne buñ lëkkalee ak ñoom ci ay convention ak yeneen dinañu mën a véritablement safara lu bëri ci gox bi. boo seetloo ay dëkk yu bëri nekk ci Fatick wala boog Diourbel fi mu ne nii amuñu courant te nag bu ñu jëloon énergie jaww ji dina tax courant boobu yomb ci ñoom ndax naaj am na fa te tamit bépp yàqute bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci alam bi du leen sonal. ñu dellu rek wax ci ay bis bi nga xamante ne nag moom la ñu jagleel ni ñu ko waxee éducation de base jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk njàngum digg doom mi di Serigne Mbaye Thiam moom ma nga woon ca diwaanu fële ca Rufisque ak école primaire ba ñu naan Chérif 1 ca Rufisque nemmeeku na école boobee nag yëkkati na fay kàddu yu am solo di wax rek jéego yi nga xamante ni nguur gi mi ngi koy def ngir gën a ñoŋal njàng mi mu doon njàng moo xamante ne nag tey ji waruñu cee beddi kenn ñu teewlu ko jëriñ ji di Serigne Mbaye Thiam. li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mooy xale yi nga xam ne dañoo am laago ak laago bu mu mën a doon muy seen bët dafa sëgg muy xale yi dañoo seen tànk dañ cee laago wala dañoo laago ci seen loxo nan la école Sénégal di leen jël comme yeneen doomu Sénégal yi parce que ni ma ko waxee xale bi pour ñu jàngal ko loolu wareef boobu suñu sartu réew ci gouvernement Sénégal la ko teg xale boo xam ne bii nag dafa ñëw ak laago xale boobu moo gën a soxla gouvernement bi nekk ci wetam biñ ko commencé ba léegi liñ doon def mooy ay école yoo xam ne dañ koy jagleel xale yi. ñu yegg ba diwaanu Ndar Géej ak li nga xamante ni moom mooy fort bu Richard Toll ñu gën ko xam nag ci la folie du baron Roger bâtiment boobee nag yàgg na lool am na 200 at ci tey jile mu doon loo xamante ne nag tubaab yi ñoo ko fa defoon waaye bâtiment la boo xamante ne nag tubaab yi ca jëmmi boppam rawatina ak France ñoom ñoo ci daan xool rek li nga xamante ne nii wàllu ko coton la ak wàllub ñam tey ji nag ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ay kilifa aada foofee ak ay communicateurs traditionnels ñooy sàkku rek ñu xoolaat bâtiment boobee ndax bâtiment la boo xamante ne miir ya ña ngay tàmbale daanu Ousseynou Diop. tax mi mooy fort bu Richard Toll ñu gën ko xam ci folie du baron Roger ci atum 1827 lañ ko tabaxoon mu màggat ba xubidaas tax nag doomu wàllu yi ni dañu bëgg ñu daat koy defaraat ndax taarix la ci gox bi. mu nekk taax ma nga xam ne dafa taarixe yàgg ci Richard Toll nekk fi taax bu fi gën yàgg et nii nag nguur gi fexe ba taax bu nekk bi Podor ak taax yu nekk Dagana ñu réhabilité ko nañ ko def. ba ngeen ñëwee fii fekk ngeen genn wàllu mur bi yëpp daanu day ñaaw nag ñu yeew rek ñu ni taax moomu nga xam ne mi ngi waaj am 200 at daanu na. taax mi nag réewum France lu bare loo xamante ni dugal na ko ci Sénégal lu ci mel na gerte witen fii lañ ko doon tàmbalee ji ngir mën a xool ndax dina nangu waaw wala déet mu doon loo xamante ni doomu wàllo yi nee nañu dañu bëgg ñu gën ko jëmmal. di wàllu ndax fii nga tabax taax mi fii la France njëkkee essayé gerte soo ko yóbbu ci Sénégal. fii la France njëkkee essayé witteen fii la France njëkkee essayé xeme donc fii jardin d'essai la woon moom la France njëkk jël ci suuf di ci béy. acteurs yi nekk ci diwaanu wàllu sax nee nañu seeni xalaat moo doon ñu daal di koy taxawal mu doon musée du wàllu ngir la ñu bind ci gox yu nu mel ñu mën ko fa rënk ndax xale yi mën a xam seen taarix. et taax mi nag kon dafa taax mu taarixee la léegi nag bu ñu fexoon ba taax mi ngi defaraat ko document yu ñu bind ci wàllu dafa bare lool ñu fab document yooyu yëpp. def ko ay photocopie def ko musée du wàllu ndax nag ñun goxu Sénégal yëpp ñun rek ñoo ci am ci 400 at tubaab bi bind ci ñun ñu fab ko dagale ko fii téye ko pour suñuy doom yi ak touristes yu fi ñëw. leneen loo xamante ni ñoom yéey nañ ko yàbbi jëm ci juróom-ñetti fan ci weeru mai ci atum 1919 di traité bu Njaw ñu ni ci atum 2019 bi luñ jëm lañ ko bëgg màggal di wane 200 atam.
waalo bañ na waalo bañ na waalo bañ na waalo bañ na ku leen tooñ waalo bañ na 1827 la ñu tabax boobee fort foofee ca wàllu ñu daal di wax ci wàllu exposition bi nga xamante ne nag kon muñ koy wéyal hangal la ñu ko duppee bi yoon nag hangal bu ngeen ko déggee rek jàpp leen ni mooy kàllaama ci Corée hangal nag doon na loo xamante ni sénégalais yi ci boppam la ñu ci xiirtal nag ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy kàllaama yi ñu nàmp ndax kàllaama dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ndax cosaan la ndax loolu dafay dëgëral cosaan ay exposant bàyyi ko ca Égypte Sénégal ak Corée ñoom nag ñoo sekk boobee exposition ay satupay ci leeral. muy yëngalee yaramam amul lu muy tekki façon bu nekk nag mu def ko li mu yore nag nekk la flamme de l'espoir muy yaakaar koo xamante ne war nañ ko joxaat li nga xamante ne moo di suñu kàllaama ak kàllaama bu mu mënti doon di rek gën a jël suñu moomeel maanaam gën a téye suñu aada ak suñu cosaan réewum Corée nag yow ci biennale de Dakar bi nag ngir wane exposition bi nga xamante ne ñu ko tuddee maanaam kan ci Corée. ci nataal bi lu muy wone rek mooy solo bi kàllaama am boo xoolee ci biir ñu ci làkk lu toll si ñeenti kàllaama bokk na ci coréen français wolof tamit boole na ci tamit ak ñun boo seetloo suñu kàllaama sàmm nañ ko bu baax lu toll si fanweer ak juróomi at yoo xam ne ñoo ngi woon ci colonisation wante terewul ñoo ngi koy sàmm ba tey. bu ñu jëlee suñu ay kàllaama nag def ko moomeel bu tere itam ñu jël kàllaama bi nga xamante ne nasaraan bi moo ko fi indi woon di ko jëfandikoo ndax nag am na ku ne woon enracinement ak ouverture ànd nañu. Pour moi, la langue, c'est un outil très important dans la conception d'où on vient. Les langues de colonisateurs, 1, 2, 3, 4 langues. Enfin, je suis peut-être gâtée parce que je parle 4 langues. Mais chacune des langues me sert différemment. Mais aucune de ces langues ne véhicule ma culture. ki nga xamante ne mooy co-commissaire bu exposition bi nee na pour nag mu gën a moom suñu kàllaama faw ñu koy wax saa su ne ci liggéeyukaay yi ak ci yeneen yi bërëb. dëkk yi wax yëpp nga xam ne waxuñu seen kàllaama amul kenn koo xam ne développé na ci donc du kàllaama duñu kenn doo tëju nag ci sa kàllaama bopp rek doo ci tëju rek mais en même temps di nga tijjeeku ci kàllaama yeneen mais tam yi nga xam ne yaa ko moom tam nga war ko mën di jëriñoo parce que di ko jëriñoo dina am njëriñ ci yow ba pare yeneen kàllaama jàmbur yi nga xam ne yaa ngi ko utiliser dafay nekk enrichissement. exposition bi ko xool ci fond bi comme ci forme bi mi ngi woo ñun ñëpp nag ñu gën a reconsidérer suñu ay kàllaama ndax itam vecteur culturel. jaajëfal ko baax Aïssatou Paye ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenikaay yi Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñawoon démb ca tribunalum Ndakaaru doon teewee la yob ñoom imam Alioune Badara Ndaw l'Observateur ne nañu jommi nañu jomet benn témoin bu ñu fa doon déglu moo toj sal ba ubbil yéenekaay bi waa ji Massamba Diop la tudd nee na doomam juñ naan Mouhamed Diop da ko woon téléphone ne ko dama bëgg a faatu ci jiyaat dama bëgg nga ñaanal ma deene martyr doom ja Daesh la nekkoon ànd nag ñoom dem ci Libi di fa xeex fa la faatoo bàyyi ba Massamba Diop ne ni doomam faatoo ci jiyaat moom daf koy sante yàlla ndax jiyaat yàlla sunu borom moo ko santaane mu tegal ci juge yi ne bi may mujjee dégganteeg sama doom daf maa tàggoo ne dafay dem Arabie Saoudite waaye bés la ma woo ne ma maa ngi Libi maa ngi ci yoonu jiyaat bi ñaanal ma faatu ci jiyaat bi Massamba ne bi ma ko santee defal naa ko julli naa ñaanal ko mu faatu ci jiyaat gi mu dem te loolee yàlla may na ma ko ndax ci weeru décembre atum 2016 ci laa jote xibaar bu ma xamal ne sama doom ja Mohamed Diop faatu na ca jiyaat ba la tribune nañu moom Massamba Diop ba ñu koy déglu démb ca tribunal ba ca témoin la bokkoon waaye ba mu waxee loolee ca le président tribunal bi ne nañu ko jëlee ca témoin ya yóbbu ko ca accusé ya ndax li mu xam ci yëf yi du lu tuut sa ginnaaw fukki fan ak juróom-ñaar ñu nekk ci layob ñoom imam Alioune Badara Ndaw ak ñi ñu ko jàppandooloon di leen tuumal wàllu terrorisme ak lu koy dooleel journal bi nee nañu altine jii di ñëw ci le procureur bi war a def réquisitoire am Les Échos xëy ci xëtam mu njëkk kàddu yi Massamba Diop yi mu yëkkati démb ca tribunal ba Massamba Diop ci pàttali mooy bàyyi Mohamed Diop ñu naan ko Abou Katim nee na sama doom daf maa woo nee na dafay jiyaati te dafa bëgg ma ñaanal ko mu dee ca jiyaat ga journal bi nañu ca jamono yooyee dafa jàppoon ne doom ja jiyaat gi mu bëgg a def mooy yoon wu baax wi
mi. journal Source A nañu Massamba Diop moo bàyyi doomam ñaanal ko ngir mu dem Libi doon ab jihadiste. keneen ku taxawoon démb ca kanamu tribunal ba di imam Alioune Badara Ndaw la cloche nañu tuuma yu garaaw yu ñu gàll ciw ndoddam imam bi weddi na ko benn boole kook nag taxaw fu dëgër nee na ay toolam ndaw ya fa nekk wàllu mbay lañ leen di jàngal ay futur agriculteur la ñu fay former nee na suus biit vidéo yi ngeen fekk sama ordinateur bi yore naa yeneen yu ko gën a garaaw leneen li garaaw mi ngi ci Libération mu di benn doomu Sénégal bu bokk ci Daesh bu ñu teg loxo journal bi nañu ñoo ngi ko jàppee ca Bilbao ga ca Espagne kuréelug Daesh ga mu bokkoon mook yeneen doomi Maroc ñoo ca nekkoon ba ñu defee perquisition fekk nañu ci ñoom ay fital ak i tenue militaire bureau central d'investigation judiciaire bu Maroc yéenekaay bi nañu ñoo def opération bi ba teg leen loxo seeni yoxoog seeni gët ci Sud Quotidien woote bi njiitu réew mi woote woo ca ñi séq réew mi ngir ñu bokk toog waxtaane anam yi ñuy doxalee pétrole be gaz bi ci réew mi woote boobee Sud nee nañu ñi fara ci opposition bi bokkuñu ci xalaat ne ci jamono ji nga xam ne Doudou Wade bu Parti démocratique Sénégal moom li mu jàpp mooy woote Macky Sall bi méritéwul sax tontu kii di Issa Sall bu PUR moom gis na ne bu ñu jotee invitation danañu dem wuy ji toog bokk ca waxtaan ya As Babacar Gueye bu Parti démocratique Sénégal ne ñoom woowulee waxtaan nañu leen ci keccet ba ñu set wecc soxalu leen tey soxalu leen ëllëgu Parti démocratique Sénégal lu jara xoolaat la réew mi quotidien ma nga ca xëye ak li mu tuddee l'aveu PDS ne ñoo ngi jëm ci wote présidentielle yi 2019 yi waa Parti démocratique Sénégal nee nañu Karim Wade mooy seen candidat léegi dem nañu ba xamal seen bopp ne wékku ci Karim Wade mooy wékku ci guuta madame Poulmera Diop mel ne ku naan ñu ci la tribune moom gëmul loolu ubbil journal bi madame Poulmera Diop moo jiite mouvement bii di ànd ak Karim Suqali Sénégal ca Amérique ga ñu nekk la tribune nee nañu fa la ñu defee ab communiqué di wax seen xalaat ci réew mi nee nañu kuy bañ a gis Karim Wade ci réewum Sénégal xal seen ngaa dee ci la ko xorom ne ci lu yàggatul dara danañ dégg ne Karim Wade ñibbisi na Sénégal mouvement ànd ak Karim Suqali Sénégal wax nañu it ci jafe-jafe yam ci wàllu njàng mi wax nañu it ci coowal parrainage si ñu jàpp ne Macky Sall mi ko fi indi deful dara lu dul delloo démocratie Sénégal ginnaaw li nga xam ne ñim fi wutu moom Macky Sall liggéey nañu ko ci réew mi lépp la Macky Sall yàqate boole ceekit bëgg a sàkkal pexe ay adversaire politique ngir mën a yaataa yumbe ci géew politique bi loolee rek la Macky Sall bëgg Cheikh Sadibou Fall bu Parti démocratique Sénégal ci Le Quotidien transhumant yi ci réew mi la xëy di yàq mbelengaan ñi nga xam ne dara du seen métier lu dul nguur gi ñëw ñu ànd ak yow boo daanoo ñu bàyyi la fi dem ànd jeeg jeneen nguur Cheikh Sadibou Fall ne transhumant yi moom xàmmeewu leen akuk jur guy topp àll bi ngir mën a am lu ñu lekk dajale njabootuk libéral gi njariñ la ci Macky Sall honorable député Seydina Fall di Bougazeli moo ko wax mi ngi ko waxee ci l'Observateur journal bi ñu te nag loolee moo gën a tuuti ci lu mu wax ne gannaaw ba mu ne tekk toogub diir ajandi woon ay yëngu-yënguy politique am kenn déggu ko woon ci dara visite de proximité ya muy def ca banlieue bu Ndakaaru askan wu bari wa ko ca toppee moo ko tax a rakkaaju Bougazeli ne adversaire mouvance présidentielle bi du opposition bi waaye ñi ci wetu Macky Sall te amaluñ ko benn njariñ ñooñee ñooy adversaire mouvance présidentielle bi ñu ci mel ne ministre yi directeur généraux yi ak PCA yi ndax président Macky Sall liggéey rek la mën bilam ci bopp réewum Sénégal kenn du ko lam-laame kenn du ko gam-gamle waaye nag mënul fu nekk mu toog fa di wax li mu liggéey gars yi ci wetam ñoo war a génn wax ak askan wi waxtaan ak ñoom ci bilan bu président Macky Sall àndandoom bii di Alioune Badara Cissé moom la enquête dina kay xëyee ci tel quel boole li mu ko xamal ak ñi ko xam ak li ñu xam ci moom ab rebelle maanaam nit koo xam ne mënee su koo def la lu mu bëggut a def noone la ko journal bi jàppee ñu def demi tour demaat ci beneen journal mu di Vox Populi ndem si yàlla Papis Gelongal mi faatu woon ci péage bi yéenekaay bi nee nañu ay mbokkam dem nañu ca doyen des six porté fa plainte waa Sénac yi moom autoroute à péage bi ak waa ji nga xam ne moom nag yi waral accident bi. jaajëfal ko baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it sant nañu leen gërëm leen rédaction bi dig na leen daje ci yeneen jotaay xibaar ñu leen di ñaanal kenn daloo jàmm te di ko sàkku ci yéen.